asalaamaaleykum waa Dina Farm International ñu ñëwaat encore toujours ci seen pharmacie bio de la société de Dina Farm siégée au niveau de Touba. Donc cette fois-ci nag ñu ñëw ci ñetti produits yoo xam ni c'est des produits phares. C'est des produits phares pourquoi parce que nit ki bu fekkee ni dafa bëgg a liggéey ak entreprise société bu Dina Farm il y a ce qu'on appelle les modalités d'inscription. Donc société Dina Farm donc boo ci bëggee bindu au Sénégal donc les frais d'inscription c'est à 28 000 francs plus une photo. À partir de là dañ lay daal di enregistrer ñu wutal la benn numéro ñu wutal la benn badge boo xam ni sa photo sa tour ak sa numéro moom moo ci nekk mais aussi ñu jox la ce qu'on appelle la documentation. ñu jox la aussi ce qu'on appelle un sac de Dina Farm ñu may la aussi ay produits ñu may la ay produits phares voilà donc inscription bi sac bi di nga ci fekk donc tous ces produits di nga ko ci fekk donc voilà catalogue la documentation donc voilà donc la documentation que la société vous donne maintenant vous allez trouver 3 produits dans le sac que Dina Farm vous donne après votre inscription. Donc 3 produits yi tey boo ko doon jënd yaa ngi koy jënd une valeur de 31 000 francs CFA donc boo adhéré entreprise bi moom daf lay daal di offrir ces 3 produits phares. Pourquoi société bi mu daal lay offrir 3 produits parce que gis nga pharmacie bi ni mu yaatoo donc li ci nekk ci ay produits société bi di liggéey plus de 800 produits lu ëpp juróom-ñetti téeméeru produits benn bokk si ak sa morom lan moo tax kon booy bindu société bi moom daal di lay tànnal ñett ci produits yooyu mu daal di la koy may. ñetti produits yooyu nag nekk na produit yu am solo yu am solo yoo xam ne tey jii bu ko nit ñi découvrir oon dootuñu dem fenn mais tout le temps lii la ñuy jëfandikoo muy ces produits de la société de Dina Farm. dañu wax ñetti produits yooyu mais teewul produits yi nekk ci pharmacie bi yépp noonu la produit yi amee solo noonu la produit aussi efficace mais cette fois-ci dañ ciy tànn kon ñett yooyu ñu présenté leen ko bii ñi ngi ko tuddee chlorophylle plus jus de guarana. Chlorophylle plus jus de guarana nekk na produit bu am solo bu ñu waxee chlorophylle ñi ngi ko defaree ci alfalfa la plante alfalfa. Chlorophylle dafay exister ci lépp loo xam ne plante verte la mais chlorophylle bu Dina Farm ci garab gi ne wax alfalfa nga xam ni boo demee ci réewu arab yi ñi ngi ko tuddee baayu ñami ñu boole ci aussi jus de guarana mu nekk produit bu bari ay vertu. Sirop bi bu fekkee ni yaa ngi koy jëfandikoo. li muy jëkk a def mooy dafay jouer un rôle de détoxification raxas deret bi nettoyer ko ba mu set mais yemul ci raxas deret bi rek mais aussi daf ciy boole aussi di dundal bu baax deret bi mais aussi di maye aussi deret loo ko gën di bari loo koy jëfandikoo muy gën a deret bi di gën a ñëw deret bi di gën a bari aussi. Sirop chlorophylle aussi dafay maye oxygène bépp nit boo xam ne dafay faral di fat moo xam guddi wala bëccëg wala noy bi ngay noy da ngay am ay problème de respiration da ngay naan sirop chlorophylle dafay dundal bu baax kon cellules yi nekk ci yaram bi yépp mais sirop chlorophylle yëmul ci loolu dafay maye xel rawatina nag koo xam ne dafay jàng xale boo koy jox muy jàng bu composé mën na ni dafay jël première lépp lu mu jàng rek daf koy daal di mokkal mais aussi dafay jox xale bi réflexion dafay am réflexe de réfléchir bien dafay ànd aussi ak xelam. Sirop chlorophylle aussi baax na ci mag parce que loo bari loo koy jëfandikoo doo gaaw di naax. Sirop chlorophylle anti-vieillissement la loolu moo tax sax ñu classé ko ci les anti-vieillissement dafay retarder bu baax la vieillesse màggat boo koy jëfandikoo doo ko gaaw di def. Sirop chlorophylle dafay dundal bu baax xol bi rawatina les battements cardiaques myocarde bi def dispatching deret yi muy dem fu ci nekk ci cër yi daf koy dëgëral mais aussi dafay permettre. La bonne circulation sanguine nga xam ne deret bi dafay circuler normal ci yaram bi. Sirop chlorophylle dafay nettoyer organes yi nekk ci yaram bi yëpp moo xam rein yi la moo xam foie bi la moo xam yeneen organes yi nekk ci yaram bi yëpp daf koy daal di nettoyer bu baax a baax. Chlorophylle aussi dafay wàccee le taux de glucose dafay wàccee bu baax suukar bi ñi nga xamante ni dañoo nekk ay diabétique donc dañ leen di conseiller souvent ñuy naan sirop chlorophylle. Chlorophylle ku nekk mën na koy jëfandikoo ndax toxines yi ñi ngi jugee ci lekk bi ni lekk wala toxines yi ñi ngi jugee ci ngelaw bi nga xamante ni moom la ni noyyi te comme nit ki mënul tàggoo ak di lekk nit ki mënul tàggoo di noyyi oxygène ak ci ngelaw bi donc kon dafay baax lool muy jëfandikoo sirop chlorophylle bu ko defee muy gën a dundal yaramam
loo ko gën di bari loo koy jëfandikoo ngay gën di am wér ngay gën di am gudd fan. ba tax na man moom fonk naa ko trop gis nga sama chlorophylle dama koy diluer rek ak sama ndoxu di ko naan dama ko dëkki sax di naan amul heure amul waxtu ndax baax goo xam ni gis naa baax gum baax ci sama yaxam. donc sirop chlorophylle kon dañ koy recommander tout le monde même ki nga xamante sax dafay soog a juddu nekk bébé donc quelques mois 5 mois 6 mois donc mën nay commencer di toxantal ci sirop chlorophylle bi ñu diluer ko ba mu gën a léger rek mu koy faral di naan bu xale bi màggee dafay am wér xale bi dafay rafet mais aussi dafay am xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax dina permettre aussi la croissance parce que benn chlorophylle benn kuddu chlorophylle boo naan wecc na la benn kilogramme légumes frais variés jamono yi tey jii nit ñi ñi ngi lekk ba suur ñi ngi naan ba màndi mais lekk bi ni lekk dañ koy lekk en quantité mais lekkuñu ko en qualité te ñàkk a lekk qualité boobu moom moo waral aussi yaram bi dem ba di ko soxla di ko feebar kon qualité dafa nekk lu am solo ci doomu aadama kon bu fekkee ni yaa ngi jëfandikoo sirop chlorophylle dafay compenser bu baax lépp loo xam ne ay déficit la ay manquant la ci sa wàllum organisme sirop bi ku nekk war na koy jëfandikoo donc dee leen koy jëfandikoo bu baax ndax dina dundal bu baax seen cellules yi nekk ci yaram dina raxas deret bi dina leen permettre aussi ngeen di am performance ngeen di am endurance léegi-léegi nga jox ko nit ñaari fan ñetti fan ñu naan ko yow lan ngay diwoo wala lan ngay naan parce que toxines yi nekk ci yaram bi moom la sirop bi raxas mu set mu daal di feeñ ci deru yaram bi kon day dundal bu baax li nga xamante ni moom mooy deru yaramam kon nekk na sirop bu am solo boo xam ni bu nit ñi xamoon dëgg-dëgg li ci nekk yaakaar naa ni dootuñu nangu di tàggoo ak moom en tout cas képp ku xam secret bi donc faw rek nga dëkkoo ko di ko faral di bari loo koy naan donc lii moom mooy café Tonguat Ali lii mooy comprimé yi jinko bi du ma denc di ko wax ndax njariñ bu mu bëri ak li mu làmbool yëpp mu ngi jugee ci jinko biloba nga xam ni ci bombardement américain yi ci Nagasaki ak Hiroshima ci réewu Japon donc benn xeetu garab gi rek moom moo fa desoon bu doon résister lan moo ko waral résistance am performance am dëgër goo xam ni garab gi dëgër na ko garab gi boo koy jëfandikoo dafay ubbi neer yi dafay débousser bu baax vaisseaux sanguins yi ak artères yi lépp luy xeetu cholestérol lépp luy xeetu toxine lépp luy xeetu thrombose dootul nekk ci veines yi wala artères yi wala fépp foo xam ne rek deret bi dafay circuler dafay faral di jaar daf koy ubbi daf koy daal di dindi bu baax kon dafay permettre donc la bonne circulation sanguine yii jinkoo daf lay may équilibre dafay équilibrer bu baax sa système soo koy jëfandikoo daf lay dëgëral loo tuuti da ngay ànd aussi ak force intérieure yii jinkoo soo koy jëfandikoo dafa baax kon lool ci neer yi wax naa ko sànq moo gën ci neer ñi nga xam dañuy dem ba dem am problème mu nerf sciatique di am colonne vertébrale di am ay tànk yu metti ndigg buy metti voilà seen garab yii jinko boo koy faral di jëfandikoo lépp luy problème mu cerveau doo koy faral di amee ñi nga xamante ni sax c'est des maladies mentales donc dañ koy faral di jëfandikoo mu baax lool ci cerveau stress noonu la ci baaxee te xam nga ni jamono la joo xam ne c'est stressant ndax lu koy waral jafe-jafe yi kon jinko bi aussi nekkaat na encore produit bu am solo boo xam ne dafay prévenir mais aussi dafay faj baax na ci xol bi bu baax a baax a baax a baax asthme aussi noonu la ci efficacité noonu la ci baaxee lépp luy problème mu auditif les troubles auditifs muy dégg-dégg wala les troubles oculaires muy problème mu bët donc le yi jinko est très bien conseillé ni mu baaxee aussi ci ay sidit bu ñu waxee sidit wax aussi lépp loo xam dafa jëm ci wàllum kattan pour góor muy faiblesse sexuelle donc yi jinko bi aussi c'est très bien recommandé aphrodisiaque la aussi donc yi jinko soo koy jëfandikoo dina la may aussi longévité muy gudd fan te xam nga gudd fan moom ñëpp a ko bëgg néew na nit bu koy bari lu mu koy jëfandikoo te du am téeméeri at lu mu gàtt soo gisee continent asiatique bi nit ñi toujours di garder gudd fan seen secret lan la les produits bio la yi jinko le sirop chlorophylle ak yeneeni produits yoo xam ne dañ koy faral di bari lu ñu koy jëfandikoo soo koy jëfandikoo daal toujours da ngay ànd ak sa esprit tranquille donc lii nag mooy café Tonguat Ali café bi nit ñi ngi koy xam si ndànk-ndànk ñëpp nag xamaguñ ko ndax tant que demunu ba ñuy dox ci mbedd mi di gis sachet yi
ngay romb poubelle yi di gis sachet yi consommation bi des na parce que secret bi ci nekk bu ko nit ñi xamee dootuñu tàggu ak moom ku nekk rek saa boo xëyee war nga mën a naan lu mu tuuti tuuti benn produit bu Dina Farm kon nit ñi war nañ koy fàggu bu baax di ko am ci seen kër boo gisee ñu ngi ci bind 4 dans 1 maanaam 4 associations ci benn sachet bu ci nekk ñi ngi ko defaree ci tongat ali plante médicinale bu am solo ñu def ci des produits laitiers ñu def ci canne brute muy sucre bi ci nekk di sucre naturel mais aussi pourcentage caféine bi nga xamante ni moom la lambool nga xam ni soo koy naan dafa mel ni kuy naan café alors que vertu yi nga xamante ni moom moo ci nekk dafa am solo lool. café tongat ali bi bu fekkee yaa ngi koy naan lépp luy fatiguement général c'est le meilleur produit kon képp kuy am lu lay metti ci coono bul demati fenn fii ci Dina Farm la ñoo ci am li nga xamante ni kenn amu ko muy tongat ali meilleur produit contre la fatigue générale soo ko jëfandikoo dafa mel ni fatiguement bi nekk ci sa yaram bi dañ koy xëcc ci bopp bi ba ci suufu tànk yi ñu sànni ko nële yëmul ci loolu mais dafay mel ni daf lay roof benn énergie nag énergie boobu faaw nga am ci loo ko dépensé moo tax tey boo sonnoon ba mënuloo def dara nga jël benn sachet tongat ali nga daal di koy naan fekke woon ni da ngaa sonn bu ñu génnee ñëwaat dañuy fekk ngay am looy liggéey ndax énergie bi nga xam moom moo nekk ci sa biir yaram faaw nga dépenser énergie boobu kon fatigue générale c'est le meilleur produit yemul ci fatiguement général mais lépp luy douleur muy mettit moo xam bopp buy metti booy naan balaa kaas bi di jeex bopp bi di commencer di sedd siburu c'est très efficace boo fekkee nit bu am palu siburu xam nga nawet baa ngi ñëw nga daal di koy jox sachet mu daal di naan mu jug dem yoonam yaram buy tàng aussi noonu la ci efficace lépp luy estomac lépp luy arthrose lépp luy rhumatisme seen produit mi ngi nii tongat ali kenn du ci doyal boo ko dee jëfandikoo da ngay ànd ak sa xel day dalal sa esprit doo amee benn stress te dafay prévenir aussi ay xeetu cancer kon produit tongat ali nekk na produit bu am solo boo xam ne aussi baax na tamit ci borom kër yi en tout cas gars yi nee nañ saa boo ko dee naan moom boo xëyee boo joxewul dépensé du tey ñu jox la ndékki bu am solo kon nekk na produit boo xam ne daal baax na lool luñ la ci wax rek am na luñ ci daal di bàyyi donc ñetti produits yi ma leen présenté tey mooy produit yi nga xamante nit ki bu bindoo ci entreprise société bu Dina Farm entreprise bi moom daf ko koy daal di may bu ko defee yow nga jëfandikoo ko nga sentir li produit bi di def ci yow bu ko defee nag nga gën a mën a sóobu ci liggéey bi di ko mën a présenter ñeneen bu ko defee ñooñu aussi di ci mën a gis seen bopp bu baax kon tey foofu la ñu yemee ak yéen ci présentation bi mu nekkoon seen leader seen fondateur Papa Ndiogou Sall nekk aussi opérateur société Dina Farm siégé au niveau de Touba mais aussi au niveau de Saint-Louis ci Dina Farm Sénégal Dina Farm International je vous remercie